ndax dag ñu dalal ci bërëb boo xam ni li muy jëmmal ci wàllu commerce ak industrie dafa rëy trop ci biir Sénégal muy bërëb boo xam ni biñ ko taxawaleeg léegi depuis 1888 lañ ko taxawal. sunu ay équipe yi nga xam ni ñoo liggéey ci convention bii ñu bëgg a signer ñu ngi leen di remercier ci effort yi nga xam ni def nañ ko, mais également ci seen professionnalisme ak seen rigueur ba convention bi mën a taxaw. félicitations yooyu nag dañ koy gën a dëggal ginnaaw bi ñu liggéeyee nekk co-demandeur pour dem outil ay financement pour mën a régler problème mu jeunes yi ndax état mi ngi joxe ay financement mais structure boo nekkee un établissement public nga xam ni da nga am ubbi ko ci bitim réew pour mën a indi ay financement je pense que sunu rôle la aussi ñu mën a jàppale état am financement yi nga xam ne mooy tax ñu mën a régler problème ndaw ñi. donc financement yooyu tey moo tax te ñu signé convention ba commencé liggéey ci li nga xam ne mooy défi archipelago war ci former ay ndaw ñu bari. formation yooyu nag li ci gën a am solo mooy ndaw ñi nga xam ni dañu doon bëgg a dem bitim réew yàlla dogal sottiwul ñu ñëwaat ci biir Sénégal ñu war leen a former jàppale leen ba fii nga xam ni mooy Sénégal ñu mën fi tekki mën fi liggéey. Chambre de commerce et d'industrie de Dakar dafa nekk lu ñuy wax partenaire naturel ONFP li tax ñu wax ko mooy doxalinu ONFP ci wàllu formation professionnelle dañ koy def teg ko ci démarche ak approche par les branches professionnelles te fu ñu waxee branche professionnelle wax entreprise privée fu ñu waxee branche professionnelle wax industrie. kon boog bu fekkee dañoo dénk ONFP mu war a lëkkaloo war a jàppale branche professionnelle pour mën a saytu ak ñoom lan mooy seen ay soxla ci wàllu formation waaye accompagner leen ba tëggal leen ay plan de formation ba pare jàppale leen ba formation yooyu taxaw. ñun bu ñuy ut entreprise ñëw chambre de commerce fekk fi entreprise yépp kon jàpp naa ni lëkkaloo boobu dina yombal suñu liggéey bu baax a baax waaye itam dina yombal liggéeyu chambre de commerce. mu nekk nag doxalin boo xam ni dafay dugg ci li nga xam ni moom le président de la République di wax toujours di ko wax ñi nga xam ni ñoom ñooy service de l'État ñu mën a liggéey mën a lëkkaloo mën a def lu ñuy wax synergie ndax ñaar ñoo xam ni ñoo bokk yoon te seen ay yoon am fu mu daje bu ñu lëkkaloowee rek ñi nga xam ni ñooy les jeunes qu'on doit former ñi nga xam ni ñooy chef d'entreprise yi seen formation dafay nekk lu yomb. convention bi am na beneen pàcc bu am solo muy lu ñuy wax validation des acquis de l'expérience. xam nañ ni Sénégal am na chef d'entreprise yu bari yoo xam ni ñu ngi yore entreprise yu mag am na ay ouvriers yoo xam ni am nañu expérience bu bari waaye amuñu diplôme boo xam ni mooy mën a màndargal seen xam-xam boobu. validation des acquis de l'expérience dina permettre que artisan yu bari yoo xam ni am nañu xarañte bu rëy di liggéey ci biir Sénégal ñu mën leen a jox diplôme ba nga xamante ni lépp lu ñuy wax commande publique ñu mën ci dam pour gën a mën a développer seen entreprise. kon monsieur le président convention bii nga xam ni ñu ngi koy signé tey dafa nekk convention boo xam ni dafa am solo te dina permettre ONFP mu gën a mën a jouer rôle am bi nga xam ni mooy jàppale branche professionnelle yi waaye itam dinañu permettre ñu jouer beneen rôle mooy lan mooy lu ñuy wax adéquation formation emploi ndax tey gëm nañu ni bu ñuy tëgg formation dañ ko war a defar ba nga xamante ni ndaw ñi ñuy former ndax kenn mënta am certitude à 100% mais mën nañu wax ni kat ñu ngi former 100 jeunes bu ñu paree yaakaar nañ ni 70% dinañ leen insérer
mais loolu pour ñu def ko il faut que ñu dem si ñi nga xam ne ñooy recruter muy entreprise yi ñu ne ñu kat ñun li ñu soxla si métier ak formation lii ak lii ak lii la bu ko defee ñu mën a tëgg formation yooyu. kon problème mu adéquation formation emploi boobu bu ñu lëkkaloowee ak chambre de commerce di liggéey directement ak entreprise yi dina nekk loo xam ne dina tax ñu mën ko régler. fi may daanelee mooy li nga xamante ni dafa nekk gis-gis bu bees dafa nekk concept boo xam ni office national de formation professionnelle mi ngi si liggéey pour taxawal ko mooy dañu bëgg au-delà charte bi nga xam ni dañ koy signer ak entreprise yi muy la convention état employeur ñu fexe ba entreprise yi nekk lu ñuy wax ay opérateurs de compétence maanaam ndaw ñi ñuy former ñu mën leen a may chance ba ñu dem ci entreprise yi def fa ay stage te itam stage yooyu bu ñu ko defee ba pare bu ñuy jëlati ndaw di ko defal entretien pour mu am liggéey ñu fexe ba stage yooyu ñu mën ko dugal ci seen biir expérience professionnelle. kon monsieur le président maa ngi lay remercier encore une fois ci dalal bi nga ñu dalal donc di wax rek suñu bégte ci signer convention bi di ñaax encore une fois équipe technique yi ba bu mu nekk convention bu ñuy signer ba pare daf ko ci tiroir yi nañu mettre en place benn comité de suivi bu ko defee lépp lu ñu wax fii ñu mën ko taxawal liggéey ko pour que entreprise yi ak ndaw ñi mën ci gis seen bopp jërë ngeen jëf wasalaam. ñu ngi am mbégte bu baax ci dalal bi ñu la dalal à la chambre de commerce di rafetlu aussi travail bi nga xamante ni suñu collaborateur bi ñu koy def ba loolu moo jur tey daje bi ñu am tey maa ngi gërëm say collaborateurs yi nga àndal di la féliciter di la encourager xëy na lii situation moo ko waral mais ci nga nekkoon ndax moo nekkoon sa train-train au quotidien former les jeunes encadrer leen jaar leen ci yoon bi ñu war a jaar waaye situation bu ñëwee ci réew mooy waral yenn taxawaay yi ñun nag yàlla dimbale nañu fekk na ñu ngi ànd di liggéey ci lu mel nii lii daf ñu ci fekk ndax le projet Archipelago ànd nañ ko ak yéen di encadrer ay jeunes ci li ñuy wax école entreprise muy formation duale formation la boo xamante ne dafay fekk am day tax njàng mi nga jàng amal la njariñ jàng ko ci biir pratique ci entreprise bi boo génnee loolu faw da lay amal njariñ wax nañ ko ci suñu waxtaan nee nañu war nañ gën a xoolaat ndax formation boo xamante nit que da koy def cycle universitaire tam ba mu jeex mu génn te du mën a jariñ boppam loolu lu ñu war a xoolaat la te structure bii nga jiite ku ko approché munoo dugg ci loolu kon defe naa ne loolu dafay chambre de commerce dal ci jàppale ndax ànd bi ñu ko ànd ak yéen gis nañ ci ay njariñ yu bari encore une fois jàppal ne say service ak suñuy service ñu ngi liggéey ci cadre boobu mais ñu ngi rafetlu ànd bi entreprise da ciy gis boppam le secteur privé mënuñ ci bañ a gis boppam ndax boo amee un élément qualifié ci li nga xamante ne soxla nga ko loolu da ngay ñëw rek nekk opérationnel te loolu pour entreprise bu mun ko am lu mel nii rek moo ko mën a jur xam nañ nag les métiers du commerce fii ci chambre de commerce dafa nekk ne bi ñu créé structure bi ba léegi ndax chambre bi ñu ngi ko siège bi ñu ngi ko def en 1888 bokk nañ ci école de formation yi nga xamante ne ñoo fi njëkk ci réew boo gisee ñu am problème mu place fu ñu def nit ñi c'est parce que sunu demande moo ëpp sax sunu offre amuñu fu ñuy def nit ñi li ko waral ay métiers la yu ñu qualifié di ko def waaye bii ñu la fekk si dafa nekk loo xamante ne seen spécialité la te loolu jàpp nañu ne loolu la ñu war a ndax fii ñu toll en 2021 bu ñu bëggee gën a booster quand même l'employabilité des jeunes il faut que ñu approcher leen loolu nag li ngeen ci mën a capter ak li ngeen ci mën a jël bari na en tout cas jàppaleen ne chambre de commerce dina nekk ci seen wet dina leen jàppale lépp lu ñu mën pour jàppale leen jàppale président de la république ci politique bi nga xamante ne mu ngi koy doxal lu ñu mën dinañ ko def parce que former nit ki mu yilif boppam
former nit ki mu nekk un chef d'entreprise former nit ki ci li muy dugg mu xam ko dama ne formation bu gën a ëpp boobu njëriñ ñun xamuñu ko ndax le secteur privé lu muy def alalam dafay fekk mu yaakaar ca dara waaye bu fekkente ne bu ko defee wóoru ko ne résultat bu mu ci am du ko ci am du ko def état nag dafa yaatu ndax am na loo xamante ne moom sañu ko ndax fépp la war a nekk kon bu ñu jàkkaarloo entre suñu deux institutions pour seet nan la ñuy gën a mën a jàppalante nan la ñuy gën a mën a former les jeunes nan la ñuy gën a mën a ànd liggéey defe naa ne jàppal ne au niveau de la chambre am nga fi ay collaborateurs te lépp lu ñu mën ci jàppale la ci loolu dinañ ko def